fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponkee ci gën a fës liggéeykat yu Expresso tey ji ci suba itam xëy nanu amalaat ab toogaanu ñaxtu ca makkaanu seen direction générale bokk na ca la ñuy ñaawlu ne ñu juróom fukk ci ñoom ñu dàq leen ndax dañu ne daal lu jëm ci wàllum koom ay jafe-jafe la ñu am liggéeykat ne lu ni mel amul la ñu gis kay mooy ña jiite bërëb ba di ay doomu Soudan dañoo bëgg rek dàq doomi réew mi indi fa seeni ñoñ soble xam ngeen ne njëg gi ay bés yëpp ñu ngi wax ne dafa yokk jaaykat ak jëndkat ñëpp ne moom soble seeraay bi jéggi na dayoo lu ci mën a am fi mu ne nii nag daal ku dem ca jaba soo moytuwulee di nga ko yëg bu baax a baax ci gafaka gi xam ngeen ne sobleeg nanu ko fonke ci réew mi daanaka lu ñuy togg lu ànd ak ceeb rek bu moytuwulee des na ko soxla leneen itam muy taw bu bari ndox mu wàcc foofee ca bët gànnaaru réew mi ñu ne ca diwaanu Podor lu jege juróomi téeméeri njaboot daal wàññi nañ leen foofee ca Matam yenn ci ay taax sax di màbb ndox ma di nangu seeni kër ba tax na ñu dem ca daara ya mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy doore ak tiis Fatou Mouhamed Camara ñu gënoon ko xam ci Momo moom nag mu doon jàll ci série boobu ñu naan Virginie moom waxambaane la boo xam ne daal te ji suba la faatu ci hôpital militaire bu Wakam moom Momo Camara ni ngeen ko gisee Momo lañ ko gënoon a xamee moom nag daan na faral di taxawaayu gune gu am jom te bëgg jàng ndax waajuram bu góor bi dëddu la bëggoon a def daal ay jéego ba jàppale yaayam ñuy wax rek ne amoon na ñaar fukki at ak ñeent hôpital militaire bu Wakam foofee lañu ko entré woon tey ji la ñàkk bakkanam télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale njaboot gi yëngutu ci wàllum caada waaye ay mbokkam ak i jege ñaaleem rawatina. ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci liggéeykat yu Expresso nan ko defee woon danoo baaxantalaat tey jii xëy nañ amal ab toogaanu ñaxtu noonu ngeen ko gisee ci makkaanu seen direction générale liggéeykat yi daal juróom fukk ci ñoom dañ leen a dàq ci luñ tegut fenn ndaxte ñi leen jiite dañu ne daal lu jëm ci jafe-jafe ci wàllum koom la ñu am ñu ne lu ni mel amut ndax dañoo gis ne ña ko jiite di ay doomi Soudan bëgguñu lenn lu dul doomi réew mi ya fa nekk ñu jële leen fa teg fa seeni ñoñ Cheikh Tidiane Diaw ak Pape Sangone Mbaye lañ ci àndal ci ay leexal. Expresso Sénégal nekk ci ay jafe-jafe li ko waral liggéeykatu ñetteelu opérateur téléphonie mobile dafa am problème ak ñi koy liggéeyal ba direction générale ba dàq juróom fukk ci ñoom. ñu toogaat ay fan rek mu ne non kër gi mi ngi ci ay difficulté gars yi ne ko d'accord kër gi dafa nekk ay difficulté léegi jox ñu documents yi parce que ñun duñu ay luxuskat jox ñu documents yi ñu xool fan nga ko teg mu ne déedéet du joxe documents yi. ñu toog benn fan mu ne leen bii de si waxtaan bi moom foog ngeen joxe solution gars yi ne ko naka la ñuy joxe solution xanaa ñun ay sëriñ lañ wala dañuy li saxaar ne ko ban solution lañ mën a génne. ci toogaay ñaxtu bi ñu doon amal liggéeykat yi tuumal DG bi di Radi Al Mamoun gëmuñu ko dara ci explication yi mu joxe ci jafe-jafe koppor yi boîte bi jànkonteel. dafa am ay difficultés économiques génneel documents yi ñu xool ko. naka nga mën a demee ci inspecteur bi ne dama am problème inspecteur bi da nga am problème ok kaay ñu xool noonu la ñuy def noonu la ñuy lijjantee réew mi man mën naa créer sama entreprise xool ne gars yi bëgg neexuñ ma ne leen noo ba ngi difficulté économique amul benn support amul benn document suñ la laajee document bi nga ne doo ko génne après nga ne gars yi nañu génne les solutions ban dëkk lañ ne c'est pas possible loolu mënul nekk yow joxoo ñu état financier mënuñu analyser compte yi mënuñ la wax fan la problème bi nekk nga ne nañ génn solution yow da nga ñoo bëgg a tapas nekkate tapas bi nekk dafa bëggoon dem inspection mu defar PVM ba mu mat mu dem inspection yóbbu ko foofu bi mu demee inspection yóbbu ko inspecteur bi ñëw waxtaan ak ñoom ba pare bi mu waxtaanee ba ñoom ba pare defaat beneen waxtaan ci beneen waxtaan bi mu ne leen da ngeen di dem Dakar négocier ñoom ci réunion boobu délégué yaakaar nañ ne ñii de d'accord nañu ñu toog ba ci kanam ñu ñëwaat ci benn réunion ñu ñoom génn nañ ci loolu parce que mënuñu ko
gars yi nag ne leen loolu dafa métti. liggéeykatu Expresso yi woo leen ci ñu respecter législation travail foofu ca Expresso. suñu plan d'action jamono ji suñu secrétaire général ak ñenn délégués yi ñi ngi fële ARTP ak ñoom ñi suñu ñëwee ñu jël ak plan définir un plan d'action boo xam ne dañ koy dérouler bañu ñu ci dara parce que tamit ku ñu soo gisee réaction ñii nga xam ne li ñu dund sonn na plusieurs années ñi ngi accumuler lu bare lii du coonoy benn fan de ay at la coonoy at la moo tax nit ñi toll fii mu jaral leen lii musuñ génn télé mais nag dafa jot pour ñu wax ak le peuple sénégalais. tey jii seen slogan bii di oser rêver dafa mel ni safaan wa la ñuy dund. Cheikh Tidiane Diawo ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci beneen ponk bu ñu leen junjoon muy soble si ak njëg googee dafa yokk ba jéggi dayo ca jaba nag jaaykat ak jëndkat ñëpp nangu nañ ne soble si kenn mënu koo laal ba tax na itam léeg-léeg soo ko bëggee rek jënd faaw nga am loo génne ci gafaka gi te itam muy lu mitti ndax dañoo gis ne fii ci réew mi daanaka li ñuy faral di togg soble bari na lool ndaxte plat yi ñuy togg fii ci réew mi lu bari dañuy soxla soble Fatou Bintou Konté ak Pape Sangone Mbaye ñoo doxantu ca jaba. fan yii yëpp dañu seetlu ne li nga xam ne moom moo di marché dañ fay jànkoonteel lu ñuy wax pénurie soble si nag nga xam ne dañ koy consommer lu bëri askan wi nag ñu ngi nemmeeku ne njëg yi dafa jéggi dayu. mos bi nga gis ni fanweer la bii 200 bii 1000 kilo bi 1000 francs 20 000 lay jar instant yi 25 yéen pas du mot 125 kilos dañuy wax 25 kilos du mot. kilo 1000 francs saako bi. am na ko jaay 19500 am na ko jaay 18000 am na ko jaay 20000 ça dépend foofu la yem heure bi soble dafa seer trop. 500 700. ñoom ñi nga xam ne sax ay jaaykatu soble la ñu sax génnuñu ci ndax seen bénéfice jamono ji mi ngi toll ci 1000 francs ak 1500 francs bu fekkee dañoo jënd sac bi jar 20 000 francs. ñu am sax bénéfice xam nga dañ ko tàmm jaay moo tax ñuy toog fii di jaay wante duñu am sax bénéfice. par instant ñu am 1500 wala ñu am 1300 1000 francs par instant 2000. ba tax ni loolu nag faaw mu am jeexital ci li nga xam ne moom la ñuy wax le panier de la ménagère. suñu togg yëpp soble li ñuy utiliser soble moo bëri li ñuy utiliser soble dafa bëri trop sax léegi nag bu chéré day métti si nit ñi ama yenn kër yi moom kër yu ndaw la mais yenn kër yu mag yi seddaatle bi dafay métti. ba tax ni jamono ji ñu toll nii yenn plat yi moom mu togg ko nekkatul lu yomb dafa bokk ci lépp li nga xam ne moom la ñuy togg. Bintou Konté ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy jëwriñ bu ñu dénk wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome ma nga woon ci diwaanu Ndar Géej loolu nag di soxal tukkim nemmeeku bi aju rek ci lu gën a jëmmal plan Orsec bi foofee nag itam wax ne daal lu jëm ci moto pompe yi fii ak ëllëg dees na ko yokk foofu ca diwaanu Ndar Géej leneen itam lu mu wax mooy li nga xam ne moom mooy lu jëm ci setalaat ak puudar ci gox yooyee daanu ko def ngir rek jàngoro yi nawet yi ni nemmeeku ñu gën ko moytu bu baax a baax dañuy teewlu Antoine Félix Diome ay kàddoom Ousseynou Diop toogal télévision Futurs Médias ca Ndar ak di ko wër moo ko taataan ngir yéen. fi seetlu jàngat ko fi waxtaan ko ak population yi mais jël ko tout de suite comme décision avec ñi nga xamante ni ñooy sapeur pompier ak ONAS mooy dañu war a yokk gën a baral ni nga xamante ni moom la ñuy pomper moo tax ci saase dama joxe ndigal ni fileeg suba am na yeneen pompe yoo xamante ni dinañ ko indiwaat fii ci diwaanu Ndar ngir fexe ba ndox mi nga xamante ni mi ngi ci kër yi wala nekk ci diggante kër yi ci mbedd yi ñu gën ko mën a gaawal ngir pomper ko mu dem ci dex gi wala mu dem ci géej gi. am na pompe yu bëri moto pompe électropompe yu bëree bëri yoo xamante ni président daaw jënd na ko te bi mu ko jëndee dañ ko tas ci réew mi am na yoo xamante ni mi ngi fii Ndar am na yoo xamante ni ñi ngi Ndakaaru am na yeneen yoo xamante ni ñi ngi ci yeneen gox ci réew mi mais fu mu ci mënti doon lépp loo xamante ni aajo nañ ñu gën a baral pompage bi wala ñu gën a yokk moto pompe yi dañ koy def moo tax ma joxe ndigal ñu indi fi pompe balaa ëllëg ki nga xamante ni tamit am na benn étudiant bu ma doon waxtaanal yaakaar naa maa ngi koy seen nële ci ginnaaw mu tudd Mouhamed Gueye mi ngi ñu doon wax ci wàllu service d'hygiène ak li nga xamante ni mooy feebar yi ànd ak nawet te feebar yooyu saa yu ñëwee dañuy soxla pompage service d'hygiène tontu na ko sànq tàmbale nañ pompage bi Pikine waaye dañ koy wéyal. ñu des ba tey mbokk yi ci nawet bi lañ leen waxoon ci bët gànnaar réew mi boo fayee ca boor yi Matam lu jege juróomi téeméer ci ay njaboot daal wàññi nañ leen dañoo loru ci taw yi ak ndox mu bari moom wàcc foofee ca diwaan ba seeni taax di màbbu ba tax na ñu yóbbu leen ci ay école foofee sax fa la ñu nekkandeegum lu ci mën a am daal ñu ne nguur gi jaarale na ko ci jëwriñ bi mu dénk wàllu dimbalante bi dem na foofee yóbbu fa ay jumtukaay ak itam nu mu jàppale askan wi ci diwaanu Matam dañu fay fekk
fekk Ali Bandel Niang ak El Hadj Ly. moo ne sax de noppeeguñu sax di recenser ñi loru ci taw yu bare bare yi wadd ci diwaanu Matam waaye xayma nañu fi mu ne 400 fukki njaboot gannaaw bi fi kilifa yi nekk dafa ay jéego yu bëri ngir kon libéré dëkk yu bëri ci ndox yi ko moomee woon njiitu réew mi manifester solidarité am ngir jàppale sinistré yu Matam. bi président de la république aussi amee réflexe boobu bi mu amee def nañu ne lu ngeen doon def benn def leen ko fukk jege leen population yi massawu leen waaye rassurer leen de la présence de l'État du début jusqu'à la fin moo tax aussi mu jël ay ndimbal lu mel ne ay denrées alimentaires parce que am na ci ñoo xam ne ndox bi même seeni dund de ko boole yàq en plus des matériaux de construction lu mel ne ciment lu mel ne fer lu mel ne ay zinc ak i laat pour jàppale ñi nga xam ne seeni kër dafa daanu parce que fii nii li ñu décompté tey ci biir région de Matam ay kër yu bare ñoo fi daanu ci biir région bi jël nañ lépp. ay dëkkuwaay yu bare yu daanu ci suuf ay njaboot yu bëri itam ñu nga ñu reloger ci école yi ba waral ki ñu dox seen kàddu ci cérémonie ba rafetlu lool anam bi njiitu réew mi réagiré. man tan boppam 4 bâtiment daanu sama kër man am na ñaar sama mag Bohum Diallo am na bâtiment daanu Dara Diallo ba sama bâtiment daanu ay dëkkandoo bi daanu daal ndox bi daal dem naa ci kii sa koñ bi 1,50 m ci biir kii dugg naa ci bâtiment banu yëpp daanu na président Macky Sall ka moom da nga ko sant rek da nga ko sant président Macky Sall def naa yëpp catastrophe bu mel ni donc man bettuma la fait que président de la République nee ñu dem leen tout de suite dem si population d'abord gis leen xam lan la quelle est l'ampleur ngeen yóbbaale également donc loolu mooy première réaction très rapide xam naa encore ñu ngi ñaan yàlla nag mu yem fii mais de toutes les façons président moom pare na. laata kon ñuy jébbal don yooyu le maanaam vivres yeeg matériaux de construction ya ciment ak zinc délégation ministérielle bi jot nañu nemmeeku yàqu-yàqute yu bëri ya amoon ca Sinthiou Garba waaye itam ca Janjoli. Ali Bandel Niang ñu des ba tey ca diwaanu Matam ak phosphate yu Dendori xam ngeen ne nag Cour suprême dafa daal di jox dëgg Cheikh Amar ci moom mi jiite TSE ci coow loolee nga xam ne jiboon na fa arrêté nag bi soxal ministère des mines ak géologie nga xam ne joxoon na daal liggéey ba beneen bërëbu liggéeyukaay moom arrêté boobee dañ koo neenal waaye la ñu gis rek mooy ñoom joxuñu leen dëgg waaye nee nañu ñu ngi wéy daal di liggéey lu ci mën a am duñ ci sori maître El Hadj Diouf la ñuy teewlu mu gën cee indi ay leeral ndax moom mooy layool Cheikh Amar ci mbir moomee kaddu yi Chérif Dia moo ko taataan. Dendori xam nga dañ ko joxoon Cheikh Amar mu di ci liggéey bon après ministre Omar Sarr jël benn arrêté quand même jox ko keneen donc mine bi Cheikh Amar yore woon te Cheikh Amar décret la yore woon xëy na Omar Sarr xamutoon loolu. avocat yu Cheikh Amar dem Cour suprême fi ma xam ne nekkee benn wane ni décret bii ma yore bi ñu yore moo ëpp doole arrêté ministériel bi mënu faa jëlee Cheikh Amar léegi waa kër Cheikh Amar donc commencé jëlaat liggéey bi di ko doxalaat fan yi préfet ñëw indi leen benn bataaxal ne nañ arrêté parce que day bañ coow am rayante am fa ma ne ko déet waaye monsieur le préfet naa ko sax ku baax la monsieur Ndoye waxtaan nañ defe naa comprendre na parce que nee na mu ngi wax ak hiérarchie bi ma ne ko nag mënuloo yemale ki am ak ki amul ki moom ak ki moomul ki yoon jox dëgg ak ki yoon joxul dëgg kon li nga war a def mooy aar ki nga xam ne moo nekk dëgg aar ki nga xam ne moom moo am droit liggéey fii ku ñëw pour di ko attaqué nga jàpp ko tëj defe naa ne loolu leer na defe naa ne ci loolu lañu mën a déggoo nee na mu ngi wax ak ay autorités yi nekk ci kaw parce que li ma ko wax dégg na ko te xam na ne li ma wax dëgg la mu ne ma dafa doon jël ay mesures conservatoires rek pour bëgg a jàmm ma ne ko jàmm nag buy am ba lor ñu ñun te yoon jox ñu dëgg ba pare day metti bu ñu jógee ci mbir moomee ñu wax itam ci collectivité territoriales yi ak foofee ci diwaanu Bignona daal maire ba la mu ñaaw lu nee na nguur gi taxawaayam dafa gis ne tëddul tëraay ndey ji seex lu jëm ci collectivité yi ndax dafa gis ne collectivité yi nga xam ne ku jéggi daal ñoo ko gañee dañu ko xaw a soofantal bu nu ko méngaleeg yeneen yi nga xam ne ñoom nguur gi ñoo ko jël te itam mu ne lu ni mel rafetlu ko benn yoon Bakary Diatta moom bu Bignona la ñuy teewlu ak Lamine Mandian bokk ci ñi toogal groupe Futurs Médias ca bët Saalum réew mi ak li ko wax. ñu ngi ñaawlu benn mbir bi am ci fonds de dotation ak fonds de concours yi war a mun a tax maire yi am lu ñuy liggéey tey bu ñu jógee ci élection yi ak léegi yàgg na
ñu ngi si suñu 7e mois pratiquement bu ñu installé ak léegi mais gis nañ ni que suñu fonds de dotation ak suñu fonds de concours jotuñu ko mu gàllankoor lu bëri ci suñu liggéey mais muy li nga xamante ni dañ ko seetlu ci surtout ñu ko gën a dund mooy maire yi nga xamante ni yooyu la Yewwi Askan Wi gagné mu nekk mbir boo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem donc loolu tere nañu ñu mën a liggéey yóbbu liggéey bi comme niñ ko bëggee ci suñu maire yi. mbir mi ñëpp la dal mooy maire yi yëpp kenn jotul sa fonds de dotation ak sa fonds de concours waaye lu ñuy seetlu ñun ñëpp nekk Sénégal am na ay maire yi nga xamante ni jot nañu dérouler seen ay activités mooy maanaam jotuñu fonds de concours comme nu mu war a ñëwee ci ñëpp mais dañ ko jotee beneen anam. mooy am na ñu ñuy woo comme ñoom ñoo far ñu jox leen xaalis ñu mun a dérouler ñoom seen ay activité donc tey kumba am ndey kumba amul ndey moom moo nekk tamit di dox ci collectivité territoriale muy ay maires yi nga xamante ni bokk nañu ci mouvance présidentielle saa yu xaalis amee saa yu ay activité amee ñu jox leen seen xaalis ci beneen anam bu jaarul ak trésor parce que bu jaaree trésor xëy na day fës ci ñëpp mais ñun am nañu ay information ni que am na ay maires yi nga xamante ni saa yuñ ko soxlaa pour dérouler dañ leen di jox xaalis ñoom ñu dem dérouler seen ay activité ñu wax ci coowal Khalifa Sall ak Karim Wade lu soxal nag seenu ba amnistie ñu ne daal fi mu ne nii jege ñaale ñaari way politique yooyu moo xam ñi nga xam ne itam ñoo yëngatu ci société civile bi ñoom ñëpp benn gis-gis la ñu am dañu gis mooy muy Karim Wade di Khalifa Sall amul kenn kuñ ci jàpp boo xam ne mooy bi tegu ci yoon ndax dañoo gis ne daal mbir mi dañ leen caa seppi ñoom ñaar leneen itam lu ñu xamle mooy seen ak seen yelleef mën a su leen a wéy di leen ko xañ ba faaw. dañ ci ànd ak Alxasan ak Jaafara Ba ñoo leen seeti woon ci gëstu bi. farandoo Khalifa Sall li ñu waxoon ci lañ nekk ba léegi jàpp nañ ne maire bu Ndakaaru ba woon ak Karim Wade niñ leen tegee loxo jaarut yoon Moussa Taye di sàkku ñu delloowaat leen seen àq ak seen yelleef. bu ñu jëlee kaawu Khalifa biñ koy tuumaal dañ ko teg ci yoo xamante ne jaarul yoon ñu jógee ci loolu yóbbu ko ci tribunal bi di ko atte muy atte bu ñaaw. mais bu gaaw ñu jàpp ko tëj ko moo tax ñu leen jàpp ne Khalifa ak Karim dañ leen war a delloo seeni droit. sentiment bi ni mel la amee moom Mun Njaay Cissé mi nga xamante ni sax dem na gën a xóotal analyse bi. problème fu ñuy jaar pour ñu jotaat seen droit du problème bi kay mooy nguur gi jël yéene def ko te def ko mooy yoon ndaxte nit ki boo jàppee ne dafa luubal ba nga tëj ko ba jox ko grâce munoo ilaa yow mi diin ne dootul nekk citoyen ba dootul bokk dara ci luy xew loolu mooy problème bi. fexe ba Karim Wade ak Khalifa Sall jotaat seen àq ak seen yelleef bokkoon na ci li ñu xaatim ci Yewwi Askan Wi ñi ngi xaar ci député yu fare ci kujje gi bi ñu leen installé ba noppi ñu duggal ab projet de loi bi jëm ci wàllu woowu. en fait Yewwi Wallu tey ñu am intérêt à ce que Khalifa et Karim dellu seen ay droit donc Yewwi Wallu assemblée war nañ taxaw ñoom comme ni ko Sonko waxee ñu fexe ba def loi boo xamante ne dafa leen delloo seen àq ak seen yelleef. moom Mun Njaay Cissé tontu itam ñu jàpp ne li ni mel dafay waroog lu ñuy duppee reddition des comptes mu jàpp ne ni ñuy jëfandikoo rapport corps de contrôle yi dafay poser problème. wax ji du problème mu reddition des comptes mooy problème bi Sénégal lii seen problème au Sénégal mooy utilisation ni ñuy def rapport yi utilisation yi def reddition des comptes mais Khalifa ak Karim dañu war a delluwaat jot seeni droit bokk ci langue politique bi. ndax dañuy dem ci amnistie pour Karim Wade ak Khalifa Sall bu ñu installé député yu fukk ak ñeenteelu législature yi ñu fàttali ni président Macky Sall ci ab benn sortie bi mu amaloon ci chaîne étrangère mi ngi doon wax ne bañul benn yoon ñu réhabilité ki nga xamante ni moom mooy Karim Wade ak Khalifa Sall. Alxasan Ba ñu des ba tey ci mbir moomee professeur Hibary Camara lu jëm ci wàllum amnistie boobu muy wax daal ban yoon lañu war a jaar ngir mën a àgg ca dañu koy teewlu Alxasan Ba moo jokkoo ak moom. Assemblée nationale rek moo mën a voté liñ naan amnistie liñ naan loi d'amnistie loi boobu ñu koy demandé annulation wu donc.
ñu jégalu ci élément bi dafa am jafe-jafe ci kanam tuuti nañ ci dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ci français ñu wax itam leneen ca diwaanu Ndoukoumane ñu ne daal lu jege juróom-benn fukki gox yi fasantikoo dinañu leen jox courant bu nu ko xaymaa nag mi ngi toll ci fukk ci milliards ci sunuy koppar loolee muy courant bi egg ci seeni gox dina tax ba soxna yi mën a liggéey mën a moom seen bopp ci wàllum koom bu nu sukkandikoo ci Baba Diallo ñu denk Azer mu nekkoon ca dëkk bu ñu naan Guy Maddi Buri nekk ca Jàmmagan ca Ndoukoumane dañ koy teewlu kàddu yu Omar Ndiaye mi fa toogal télévision Futur Média moo ko taataan. fii ci région Kaffrine mobilisé nañu lu ëpp fukki milliards pour électrifier juróom fukki localité ak juróom-ñeent yooyu localité ñu ngi ci département Birkilane ak Kaffrine mais également département Malem Hodar mais ñu ngi wéy aussi di ko réaliser ci département Koungheul projet bi nag dina permettre ñu raccorder ñeenti junni ménage maanaam buñ ci paree ñeent fukki ak ñeenti localités yi ak fukk ak juróom yu des ci biir département Kaffrine ñeenti junni ménage dinañu mën a jot ci courant te lu ñu leen di laaj rek mooy ñu dem gisante ak AERA procéder formalité administrative yi pour ñu mën a jot ci courant. projet bi tamit dugal nañ ci ñaari mbir yu am solo benn bi mooy activité génératrice de revenu nan la ñuy jàppale femmes yi nan la ñuy jàppale ndaw yi pour électricité wàññi leen coono yi ñu amoon. nañu ko daan woowee borom clean sheet yi foofee ci diwaanu Chelsea ga mu nekk mu mel ne nag gardien boobu di doomu Sénégal daal dafa mel ne sori na lool jamono yi mu ko daan amalee bi ci mujj rek mooy weekend bi ak jongante bi ñu mujj am ñetti bal ci dara lañu ko dugal loolu nag ñenn ñi yëngatu ci wàllum mbir mi amuñ ca tiit amuñ ca njàqare dañoo gis na itam lu jëm ci wàllum défense bi foofee am na itam ay mbir yu fa sooxee Cheikh Saad bu jara ci ay leeral. ab diir mu ngi nii Edouard Mendy xaw a wàcc niveau ba mu nekkoon ca Angleterre ginnaaw pàcc bu mujj bu saison 2021-2022 bu metti tuuti ci moom góolu Sénégal biy nekk Chelsea génnagul ci jafe-jafe yi ci ndorteelu première ligue bi mu maye benn bi ci ñetteelu bés bi. donc c'est tout à fait normal à un moment donné mu am benn baisse de régime bi li koy indi nag moom li wax c'est les pressions des matchs c'est les pressions de la concentration donc day dem ba énergiquement day sonn avec une nouvelle défense avec l'arrivée de Koulibaly donc mu ñu war a adapté waat. début saison bi ay jëlaat ay charges yu bare pour mun a jouer waat toute une saison donc charge yooyu ñu koy teg nag début saison bi aussi mun na ko indi nii. man pour man jarul tiitaange jarul kii dafa noppalu bi nga xamante ni moom la war a noppalu benn ñaareel bi mooy day am excès mais bu ñu demee ba ci kanam ba 6 journées 7 journées après yii yëpp day dañ ci moom. Edouard Mendy bi nga xam ne amul woon dendandoo saison 2020-2021 ba ci CAN 2022 mu ngi jël ay buts yu bëri jamono ji mu am jafe-jafe ci jeu au pied. qui veut jouer propre prendre des risques yooyu de temps en temps mooy indi ñuy passe attaquant yi wala ñu lay siif mais je pense que loolu du lacune boo xam ne war nañ mën a ne est-ce que mun na koo travailler ou pas mais dans les normes tout ce qui est technique nu mu mën a demee rek war na ko mën travailler war na ko mën a perfectionner. c'est des entraînements lu nit liggéey rek mën na ñëw surtout si pàccu gardien de but. dafay laaj beaucoup de concentration boo amee benn détail de fraction de seconde boo hésiter rek. mun na la coûter lu bare mais nag gëmuma ni dina ko coûter place am. Edouard Mendy bi am fanweeri at jël CAN 2022 bokk na ci góol yi mën ci àdduna bi moom mi jëloon FIFA The Best bu 2021 bi bokk na ci ñiy xëccoo trophée Lev Yachine 2022 bi mu di ballon d'or bi ñu jagleel góol yi. Edouard Mendy ñu koy encouragé di ko ñaanal clean sheet yi dellu siwaat mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci seen safo ak seen kóolute léegi ci kanam tuuti Chérif Diop dina fi teew ci xibaar yi ci français des leen ak sunuy programme ñu fanaan jàmm.